Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. di leen di ziar di leen jaajëfal di leen massawu encore une fois ñu ngi dund ay situation yoo xamante ne ni neexul ci benn xol. voilà loolu man dama bëgg ñu koy reconnaître. voilà dañu toll ci benn situation boo xamante ne ni patriote bu nekk ak lay animé. voilà ñii daf leen gën a yokku fit ñii dañu ànd ak dal ñii dañu jaaxle ñii dañu jaxasoo ñii dañu tiit mais ñii dañu gëm am na ñoo xam sax peut-être ils sont tranquilles ñoom ñu ngi toog xam ne lii moom ndam rek parce que yàlla dëgg la bëgg mais dañuy boole loolu yépp ñu tënk ko xam ne quel que soit le sentiment bi animé un patriote rek jàppal ne c'est normal dafa am solo même boo tiitee c'est normal man ñi tiit sax man ñooñu sax laa gën a mën a waxal parce que tiit du gàcc c'est un sentiment naturel tiit du gàcc mais xam nga lan mooy ndam mooy nga convaincre nga vaincre sa tiit nga vaincre ko te ci lañu jëm parce que dama bëgg a leeral benn affaire gis nga boo amee leader bu mel ni Ousmane Sonko je parle pas que des patriotes yi nekk Pastef je parle des patriotes de manière générale boo amee leader bu mel ni Ousmane Sonko c'est-à-dire boo loo tiit rek boo ko gisee sa xel dafa war a dal pour dire une chose gouvernement bi Macky Sall ak ki ñoñam ñu ngi def lépp li ñuy def ni yépp ay gymnastique la yenn yi pour tiital la yenn yi pour intimider la yenn yi pour natt la loo leen di fàttali rek lu Ousmane Sonko mos a wax man ci waxam rek laay des man Ousmane Sonko li ma nam ma def laay def li ma bëgg a def laay def fi ma bëgg a dem laay dem je rappelle juste une chose wax ji loo ci mënti dégg pour ñiy tatafal di tiit diir kii affaire u demee noonu jaru ko ci combat la ñu nekk lu ne ngay gis ñu jàkkaarloog état boo xamante ne nii dafa yor ay moyens jël presse bi une bonne partie de la presse dugal ci poche am c'est-à-dire moom état bi dafa nekk di xeex Ousmane Sonko di xeex ak ñun mais di xeex ak ñun ci xel di xool nu mu ñu yàqee nu mu ñu kasee nu mu ñu tiitalee ni mu dindee le cordon ombilical bu nekk suñu diggante ak Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko daf ñu ci dimbale ci lu bari. daf ñu ko yombal ci lu bari te ak lu coow li bari dañuy del si nag ñu xool nag lu xew parce que coow li bari na gis ma jaay waaye on traque les patriotes traqué wuñ fi kenn bu fi kenn tiit ndax on traque quoi que ce soit yëfu ñàkk fayda la ñuy def traqué wuñ fi kenn bu ngeen yaakaar ne bu traqué les patriotes yi da ngeen nax seen bopp seen titre yooyu ñuy def noonu on traque les patriotes ñu ngi leen di def nii nga toog naan ay fu ñu jëm ñu ngi jàpp gaa yépp kuñ jàpp dellu si leen loolu yàqul combat bi du dara dañuy tiitalaate dañuy nappaate c'est-à-dire mbër muy ñëw la mbër mu tekkiwul dara di bàkku fu mu toll nii dañuy bàkku rek loo ci bënti dégg 3 semaines ngi nii Ousmane Sonko mi ngi këram mi ngi lekk di naan mi ngi dalal ay nit kër Ousmane Sonko mooy pale ba loo ci mënti dégg benn yoon la ñu song ñu defal leen bagage looluy dëgg donc coow li bari na génn nañ di mbel yi ñoom ñooñu gën a tiit yooyu patriote dama bëgg ngeen xam ne nga seen tiit boobu parce que dafa am gars yi jaaxle bu leen fi jaaxle dara benn yoon lañ ñu song kër Ousmane Sonko ñu defal leen bagage naa fekk yi ñuy yónni ci plateau yi nag ñuy toon naan état bu la soxlaa day jaar fii day kii day lële ñoom xamuñu sax luy xew bu ñu yàppee Ousmane Sonko Macky Sall ci boppam xamul sax luy xew amul kenn ku ko xam parce que lu imprévisible lay doon wallaay bu ngeen ko jàppee di ngeen gis lu diis lu métti xam nañ ko defuñu dañuy tiitalaate rek ay état moo ñii bu bëggee jàpp kii bu soxlaa ils vont haïr le cueillir ils vont l'humilier dem leen kër Ousmane Sonko du Sénégal autorité yéen ñiy def ñaawteef bi yéen ñëpp dëkku leen kër Ousmane Sonko yéen ñëpp dëkku leen palais Sénégal ngeen dëkk am ay kër yor ay oto di génn di dox te patriotes yi dañu leen tëkku ci benn affaire te comprendre leen ko Ousmane Sonko bu ngeen ko laalee kenn ci yéen dootul nekk ci jàmm bu ngeen ko nangoo nice bu ngeen ko nanguwul tranquille sekku leen kook ay ragal patriote bu leen ragal yéen a ne ci dëgg
boo nekk ci dëgg waroo tiit ñeme loolu yàpp yàlla la. loo ci mën di dégg coow li muy bari Ousmane Sonko mi ngi këram mu ngi toog mi ngi recevoir ay nit patriote yaa ngi fi nii toog ñuy intimider yor seeni police yor seeni gendarme di jàpp di tëj jàpp internet bi fii kërëb loolu c'est de la gymnastique loolu état bu ne mën na ko ku ne mën na ko fii ku ñu fa joxoon état mën nga loolu defaguñ fi dara lu jinne yëfu ñàkk fayda rek la ñuy def seen coup bi yëfu ñàkk fayda leen yëfu ñàkk fayda la neen nag ma bëgg a wax benn affaire patriote yi mooy ñun dañu ne bërët ñu dóor leen 1-0 pan Sénégal yëpp ànd ak ñun ñu fekk suñu ci xeex ñu duma leen ñu fekk suñu ay argument ñu duma leen ñu ne ñoom duñu wax yónni ay mbaam ay mercenaires ñu duma leen ñu génn seen ruq yi ñëw ci plateau yi ñu duma leen ñu ne deetawaay léegi bu góor ñi dem nañu juutal jigéen ñi ñoom ay Thérèse Faye ay député ay machine ñu duma leen léegi ñoom ñëpp génn nañ te danañ leen duma te bu ñu laalee Ousmane Sonko ñu duma leen parce que gis nga cool li muy bari pour wax nag léegi côté stratégie man ku nekk ak ni ngay xeexee mais xëy na yaa ngi dem place de nangam Macky Sall dafa xaar moom loolu moom xaru la joxe sa bopp la lenn nag dama koy naqarlu mooy Dame Mbodj bu fekkee moo def loolu c'est pas stratégique parce que Dame Mbodj dañ ko soxla woon ci communication Dame Mbodj man ci télé bi laa gën a soxla ko mu yor xeer wala mu dem taxaw fii wala mu sol di déwén waxante dëgg rek Dame Mbodj wax dëgg fa yàlla mënoon na toog këram Dame Mbodj mënoon nañ ko si yóbbu kër Ousmane Sonko tëj ko fa ak moom bu waree dem émission gars yi encadré ko defal ko ay cumukaayam mu cëppi taxaw dem toog ci télé bi defal leen bagage bu paree mu dellu ñu dencaat ko foofu lañ ko soxla de Dame Mbodj wax dëgg fa yàlla man j'ai pas compris li xew tey parce que lenn il faut ngeen xam ko amul ku fi mën a yëkkati Sénégalais yi ko dul Ousmane Sonko ak noo mënti toll ak koo mënti doon bu ñu ko comprendre baax na parce que li ñu garaaw mooy dafay kase rythme bi patriote yu bëri yeewu nañ tey dugg ci internet bi def ni man xam naa nu mu demee noonu ngeen di def bu leen sago dugg xool yónnu ndax gars yi génn nañ est-ce que gars yi sànni nañ xam nga après nga toog naan i gars yi génn ñu ne ba affaire bi dina sotti baaxul ci xeex bi ñun ñëpp xamoon nañ ne du sotti Macky mënoo ko fekk Macky foo ko mënti woote ne da nga fay dem doo fa yegg boo fa demee da lay toroxal loolay dëgg bàyyi yooyu c'est-à-dire fu ñu newuñ ci combat pour bind ay CV maa marchoon fii maa duggoon fii maa defoon lii du loolu suivez kenn ku ma leen di wax koo xam ne très stratégique muy nit dof ki la il est tellement sincère ce gars-là dans ce qu'il fait il est tellement logique dans ce qu'il fait le gars fàtte na boppam Ousmane Sonko ak projet bi moo ko ñor moo tax il est très logique dans sa démarche fii ku fi génn créer sa dara dem ne maa ngi Macky Sall maa ngi dem fii da lay jël denc la dem tëj la c'est pas stratégique et puis ça casse dafay casser lépp fii kenn boo teewu fa lenn ñoom dugg nañ ci affaire politique tañaxi nañ indi nañ seen dil bu salte dem nañ seen assemblée def nañ li leen def ñun ñu ngi leen di seetaan rek moom kay gars yi xam xeex dëgg ñu ngi leen di seetaan rek dem nañ assemblée même ñi ñuy wax ay assemblée bu leen nangu ñu lever immunité parlementaire am xeex boobu boo ci duggee dañ lay duma bu leen fekk si seen terrain dañu yor nguur yor état yor doole doo leen fekk seen terrain boo fa demee ne dañu yóbbee immunité parlementaire bi ñu duma la nga yàq nag lépp fii benn match moo fi amagum ale la kër Ousmane Sonko ñu dóor leen temps looloo fi nekk ku ko wax ak ku ko waxul loolooy dëgg 1-0 mais nañu dem tere député yi ñu def immunité parlementaire Macky doo ko foo xam moom foofu lay nekk te xeex bi du doon kër Ousmane Sonko gis nga taytilaat yi ñuy def nii ay dem nañ kër Ousmane Sonko nii pour patriote dem daje fa la prochain xeex du doon kër Ousmane Sonko Sénégal yëpp lay doon quartier yi ci kër yi ci salon yi sax lay doon bu ngeen xefee boobu moom du dal léegi nag Macky yow bu dee am nga armée wala police wala gendarmerie yoo xam mun nga leen dugal ci ruq bu ne Sénégal dugal leen ci koñ bu ne defal fii beneen stage génn ku ci nekk fa nga nekk nga xeexee fa amu ko Macky amu ko bu demoon woo wa copain Gambien bi ak copain Guinée bi ne leen àll leen ma ay policiers ak ay militaires sax mënu ko xii xalaat bi yëpp bëgg nañ néewal ñu doole fi ñu mën a néewal doole moo yëngal ko Ousmane dañuy fi mu toll nii dañuy làmbaatu te yàlla xam na ne je le dis aux patriotes yi jifi nii gars yi ñoo la gën a tiit caay ñun ñëpp ay nit lañ gis nga loo yor nguur nit nga boo tappetee tappet nga yor nguur tappet nga ñàkk yor nguur tappet nga boo dee ragal nga yor nguur nga ñàkk yor nguur ragal nga amuloo fit ragal nga te bu leen yaakaar ne gars yi c'est parce que am nañ police am nañ gendarmerie que ñoom dañu am fit du police moo koy joxe Ousmane Sonko yorul police yorul tus dafa am fit def lu kenn mosul def nag naa feex yëpp la tëj seen làmmañ li gars yi doon bañ a kii dafa ñëw neen damay xeex ak Macky Sall xeex lay def ak Macky Sall
looloo tiital ñëpp saa yu génnee rek seen stratégie yàqu parce que waa ji daf leen xam nga bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal Ousmane Sonko dañ koy décerner ay prix kenn mosul xalaat ne Sénégal benn opposant dina taxaw ak Macky Sall mii di ko deflanteeg moom ak ci façon bi kenn du pro chaque jour mu won leen boppam chaque jour mu won ñu boppam ñuy tiit nañ ko jàpp coow lii ñu dugg nii il faut que ngeen xam ko ñoom ay nit lañ comme ñun foo dóor mu métti te ñoom kenn nekkul jàmm parce que ñoom xamuñu ñun lan la ñuy def te dinañ def ñoom bu ñu defee dinañ def mais def bi ñu bëgg ñu defee ay woote rassemblement le tel machin à telle heure nekkuñu ci yooyu nañu laal ko nañ ko laal rek donc ku fi gis nga parce que manipulation dafay nekk ci biir quoi gis nga am na média yoo xam yàkkamti nañ Issa ne marche fii ñu dem gis fa ñaari nit ak gis nga ba yaa bi personne kenn nekk fa patriote yi nii Ousmane Sonko kërëb bu leen fàtte de Ousmane Sonko benn yoon la fi woote ñëw leen ra bi ñu ñëwee dañu leen duma loolooy dëgg duma yu métti ak ñi naan peut-être patriote yi plateau lañ xam mosuñu xeex xamuñu xeex mais da ngeen ba ne yéen patriote yi nekk biir Pastef mais patriote yooyu ñoo nekk ci yeneen parti politique yi c'est des Sénégalais ñun ñoo nekk noo ngeen ci koñ yi di xeex ak yéen ci koñ yi di xeex ci université di xeex partout xam nga loolu aussi wax ju yàq la ay patriote yi moom xamuñu xeex xanaa patriote duñu ay Sénégalais ñoom ñi nekk APR fu ñu jaar bango ban fu ñu jaar école police bu leen fi kenn tiital ay mbër ak loo ci mënti dégg mbër yaram la yor il faut ngeen comprendre xeex la foo dóor day métti bu leen dara tiital ñun ñoo leen ëpp fuuf il faut que rek leen am ñoo leen ëpp fuuf sax te wallaahi xam nañ ne sénégalais yi dinañ génn li ñuy def nii yëpp ak yenn erreur yi ñuy def ñu ciy koy capitaliser bu ñu gëmloo ne sénégalais yi pare wuñ pour génn kërëb hey ñun Sénégal xam nañ dafa nekk ñun yàggu ñu jóge Sénégal te ñun nag avant ñoo jëlee Sénégal lañ nekkoon na fii kenn mënuñu jommal xeex bu ne xeex nañ ko fii kenn du fi jinne te je vous le dis police bii ma gis nii gendarmerie bii ma gis nii armée bii ma gis nii bu patriote yi génnee ñu ànd ak ñoom wax naa ko dinaa ko répété ndam li koy lijjanti lenn la mooy nga bañ a ne man jigéen laa góor ñi ñooy xeex mag laa xale yi ñooy xeex étudiant laa dama am examen père de famille laa damaa yor ñaari doom damaa yor jabar nii damay door a sëy si damay door a nii c'est-à-dire loolu ngay daw yow yaa ko mën a lijjanti encore une fois buñ ci yeggee parce que mën nañ fa jëm ñu ne dañuy forcer jàpp waa ji bu fekk nit génnee yéen ñi toog yéen a tax ñu jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko kon bu fi kenn waxati mais bu leen leere ne tey bu ñu génnee xale yi génn mag ñi génn maire yi génn jigéen ñi génn xale yu góor yi bu ngeen génnee nag bu leen bàyyi dara nañu leen koy wax ñoom ñu koy dégg bu ngeen laalee Ousmane Sonko du ñu bàyyi dara parce que day fekk ñu dépassé ay bu leen taal bu leen dóor bu ngeen laalee Ousmane Sonko dañuy taal pour muy leer. La violence appelle la violence. Devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Résistance la ñuy def par tous les moyens. te nag gis nga Dakar dafa xam de ñoom amuñu armée bu mën a gérer Dakar amuñu police moom 12 patriotes yu dëgër yëngal nañ Dakar xaaju guddi yëngal nañ Dakar heure bu leen neex fukki patriote c'est-à-dire Dakar rëyul quoi gars yi xam ngeen li may wax c'est-à-dire yàq moom Dakar moom yomb na Dakar dafa xat te ñoom xam nañ ko xam nañ ne Saint-Louis day yëngu xam nañ ne Casamance day yëngu xam nañ ne Mbour day yëngu xam nañ ne Thiès day yëngu xam nañ ne Fatick day yëngu xam nañ ne banlieue bi day yëngu bu ñu laalee Ousmane Sonko te bu yëngoo Macky attanu ko te yow Macky Sall na la leer benn affaire gis nga affaire bi bu yëngoo bu la dépassé du ñu yem ci protège Ousmane Sonko de dañ lay duma génne li ci sa palais bi loolu il faut nga xam ko saa yi gis nga fi mu toll nii ay débat wu négocier ak Macky Sall mii amatu ci yaa ngi dégg li ngay bëgg a laal nii
bu dee leer na la di nga jàpp Ousmane Sonko duñ ci ko du yëngu bu dee am nga ci loolu leer say renseignements généraux wax nañ la lépp ne la booy duñ jóg coow du jub da nga koy gérer boo ko gëmee xaw ma Mahmoud Saleh la xaw ma ku mu doon ci gars yi demal nga jël ko par contre boo ko ratee du ñu yem ci récupérer Ousmane Sonko dañuy récupérer Ousmane Sonko récupérer suñu nguur nañu ko dégg xam ko dañuy récupérer Ousmane Sonko récupérer suñu nguur te am na lu dal xel nag ñi am gis ñi am bët ñi mën a seetlu ci kanam nañu xool Ousmane Sonko ak ni ko sénégalais yi bàyyee xel te ñun dañu jàng xam nañ nu ñuy defee statistique xam nañ nu ñuy defee sondage ñun mën nañ toll fii def mën nañ toll fii di def ay sondage d'opinion au Sénégal yaa ngi dégg sénégalais yëpp day damay woo benn mag mu ne ma ñoom de dafa mel ni yàlla ànd ak ñoom yàlla da leen toroxal parce que ñoom ku ñu yóbbu ci télé bi rek ñu toroxal ko ku ñu yóbbu ci télé bi rek ñu toroxal ko pour dire que tout ce qui vont daal ci kii di ñaan jàmm gis nga ay du violence ay mooy li Macky Sall di def na sénégalais yi ñiy war a wax nañu bàyyi coow li ko autour dégg naa Charles Faye démb naa fekk bu bon bi c'est que Sénégal muy waxee xool quoi nee na Ousmane Sonko ji bi bëgg a ñëw di dugg suñu staff quoi yéen seen TFM boobu du ngeen ko lijjanti ngay jaay na yow da nga mën communication ñun newuñu ci mën communication jàng dañu ne ci dëgg sincérité ñu ne newuñu ci ay stratégie ñu soxlawuñ El Malick buy am capacité xalaat nan lay faagaagalee Bassirou Diomaye nu may faagaagale kii ñun newuñu ci loolu c'est-à-dire ci philosophie bi ngeen ne ak philosophie patriote yi bokkul Charles da nga juum yéen da ngeen nekk ba tey di jaay sénégalais yi que ne politique stratégie la moo tax Macky Sall li muy def ngeen koy cautionné moo tax Macky Sall di def ay njuumte ngeen jàppee ko ngeen di jaay sénégalais yi que ne yéen a dem ba gëmloo sénégalais yi que ne Macky Sall li muy def ci politique la bokk loolu yéen médias yi yéen a ko dugal ci bopp sénégalais yi moo tax les sénégalais ont du mal à s'indigner parce que yéen a dugal seen bopp que ne ci politique la bokk ah Macky c'est un génie politique il a écarté Karim il a écarté Khalifa Sall ni mu ko écarté képp ku nekkoon sénégalais bu nekkoon président au Sénégal ni Macky Sall écarté Khalifa ak Karim mën nga ko du mérite li Macky di def ni Ousmane Sonko ku ne mën na ko fenn utiliser doole te du moom moo tax Ousmane Sonko wooye na ko yow ak man bu ñu jàkkaarloowee mais Macky dafa ñemee jàkkaarloo Ousmane Sonko bu koy xool muy daw parce que ragal la amul fit doo góoru yàlla yow wallaay doo góoru yàlla waxuma la Ousmane Sonko man Macky Sall su ma jàkkaarloo nag yow doo taxaw donc coow li du foofu te li ngeen bëgg du jàll parce que Charles li nga bëgg a dugal ci bopp sénégalais yi mu ne mooy Ousmane Sonko ak dimension bi mu am parce que yéen a ne ci dimension ñun dañu toll ci benn génération boo xam dañuy démystifier l'autorité dañuy démystifier l'état parce que ñi ngeen gëm mooy dafa am ñu nekk ci kaw ñu war a fekk ci suuf dimbali ñu depuis 60 ans amul ñun lu ñu gëm mooy un leader bu dugg suñu biir Ousmane Sonko nekk suñu biir sol ay tic-tic di dem fi sénégalais yi di dem di dund comme ni sénégalais yi di dundee ñun leader boobu la ñu soxla en Afrique soxlaatuñu leader boo xam bu jàpp na ne leader la dafa war a nekk ci kaw dafa war a dem Mansour Sy Plaza dafa war a def nii dafa war a bunkeriser boobu dafa war a làqatu yéen loolu lañ leen gëmloo parce que ñoom yu sunduur ñeneen ñi ñoom la ñuy dundee dañu nekk ci beneen planète parce que yéen Sénégal boobu noonu ngeen xam philosophie bi leen Ousmane Sonko andi mënu leen ko décortiquer parce que daf leen di déranger Ousmane Sonko dafa indi simplicité wàccee boppam nekk nit kese li muy def ci loolu mu nekkee nit simple di ko doxal ci loolu la ñu ko gis ñun sénégalais yi namm ko ci loolu bëgg ko ci loolu di reconnaître suñu bopp ci moom li ngeen bëgg Ousmane Sonko mel bu ko meloon yenn patriote dootuñu gis seen bopp ci Ousmane Sonko te yow Charles Ousmane Sonko sa morom la yow da nga tafu ci Youssou Ndour di ko dunguru ba am li nga am biir GFM Ousmane Sonko c'est un jeune comme toi qui s'est battu am fu mu toll yow tu te permets nga toog ci plateau télé di ko jox leçon kan ngay waxal xanaa ay dof ngay waxal def leen li mu def saa ñun dañu yeewu kenn mënatuñu ndax Baye Fall
il est parti de rien du tout yéen ngeen utiliser ay moyens wu état utiliser seen dil yooyu ngeen di def Ndakaaru doxaan ci xale yu jigéen ñi yàq Sénégal def lu leen neex on vous connaît yow toog ci plateau télé naan j'accuse Ousmane Sonko un jeune sénégalais qui a révolutionné le Sénégal nga toog yow parce que toog nga sa télé di fa dungur da nga koy jox yow ay leçons di jox El Malick ay leçons de communication yéen bi ngeen jógee ànd ak Youssou Ndour système bi da leen broyé ngeen toog di coggu système bi saa yi fii la ñu fekk bu leen ñu wax loo Ousmane Sonko dafa réussir lu ngeen réussirul ànd nga dëgg Youssou Ndour bëgg a def El Malick boobu noonu ngay xas yow en tant que communicant ànd nga ak Youssou Ndour ngemb ko système bi duma leen El Malick ànd ak Ousmane Sonko taxaw jàmmarloog système bi nga toog ci télé de yow da nga koy jox ay leçons faut arrêter ay borom xel ngeen di waxal ñu leen gën a sadik ngeen di waxal ñu leen gën a bëgg Sénégal ngeen di waxal dootu leen nax sénégalais yi bu ngeen jàkkaarloowee wax ba pare ñun ñu taal suñu live wax lu Sénégal yi di dégg li may wax nii ku nekk na ko interpréter boppam man ñëwuma fii pour nax kenn parce que yëkkatiwuma Bouba Ndour moom nee na day juddoo ça fait 3 semaines bi coow li amee depuis le premier jour chaque jour mu ne dama bëgg a xam Ousmane Sonko lan la fa def yow koo yàpp fexeel ba wax sénégalais Youssou Ndour fa ko jabaram fekk duma ko fa muy doxaan wax ñu lu mu fa doon def Youssou Ndour c'est un leader il a voulu diriger ce pays là benn nga ne déglu nga kii dégluwoo kële déglu Ousmane Sonko def na ñaari direct def na ñaari intervention wala yaa ko bëggul dégg wala yaa bëgg a dégg leneen loo bëgg a dégluloo sénégalais yi bàyyi leen naa feex Ousmane Sonko wax na nga dégg neel gëmoo wala gëm nga mais vous prenez pour que Ousmane Sonko ñëw taxaw ne ay bind post ne ay fen la def live ne amul génnaat keroog ne amul nga toog ne Ousmane Sonko lay xaar pour xam lu fa xew te wax na la yow kay neel gëmuma Ousmane Sonko coow li jeex mais da ngeen di toog di manipuler nit ñi bëgg a dugal ci am na lu fa xew parce que xam nga ne nguur gi loolu la ñuy togg Birima mooy ñëw di la suufu di la wax ay mbir Birima day fen parce que ñun on a compris ça fait une semaine ñuy dégg ñu naan source sûre venant du palais ils ont des vidéos amuñu tous dañuy duul ngeen baal ma gars yi dañuy fen amuñu dara nga ñëw bëgg a changer débat bi affaire bi jóge ci viol ak ñaari pistolet ngeen bëgg ñu indi ci qu'est-ce qui s'est passé ba ngay tas ak sa jabar ji ba fi coow li di jib lan moo fa xew loo doon xoolee ba Viviane Ndour jëndee la rappeur lu xew loo jotee Viviane Ndour ba tas est-ce que nit ñi lijjanti nañ ko nit ñi xam nañ la fa ne la nga doon dund ak la nga doon yow li ngay dund c'est-à-dire les gens là ils veulent dañu bëgg a jël Ousmane Sonko tantôt ñu ne Ousmane Sonko góor la comme man mais lan la fa def lu mu fa def nee na defu fa dara nga bëgg a toog forcer nit ñi am na lu fa xew dugg ci am na lu fa xew am na lu fa xew parce que gars yi ñu ngi confectionné ñu ngi pare Adji Sarr la mu def kii kërëb jàppal bàyyi yéen borom xel yi Birima Ndour bu toogee ne ça fait 3 mois maa ngi wax Adji Sarr c'est-à-dire dëggal na complot bi bu Birima dof boobu mbaam xuux boobu bu toogee ne Adji Sarr dafa demoon wuti ay preuve moom dugal na Macky dugal complot bi et puis saaga gendarme yi ba pare ngeen yaakaar ne ñooñu ils maîtrisent ce qu'ils font ngeen di tiit lu ngeen di tiit ñoom ñoo tiit toog ci télé yi xam ne affaire bi ëpp na loxo yónni nañ ñi ñu waroon yónni yëpp ñi waroon wax yëpp wax nañ affaire bi bougé wul Sénégalais yaa ngi toog fi ngeen toog parce que yàlla la ñuy xeexal ñoom Ousmane Sonko dëgg yàllaa ko moom yor ñu tous lu dul lu ñu fabriqué yow boo yoree lu dëgër dil bi du saltee nii boo yoree lu dëgër mënuloo may c'est-à-dire mënu ci cuune ba Pastef am li c'est-à-dire am na yoo xam yenn wul sax maanaam man j'ai l'impression que gars yi dañuy wax ak sénégalais yi mais xaw ma man dema est-ce que damay naan ñii est-ce que ñoom c'est-à-dire ces gens là ñu ngi ci beneen planète dañu jàkk dañu tiit parce que Ousmane Sonko def leen teg lu métti nga bare la leen maa ngi nii kaa leen jël ma jël leen ko di ngeen ko jël de mais Sénégal dootul neex ci kenn wala du ngeen ko jël dootul neex ci yéen c'est-à-dire ñaar yëpp dootul leen neex la gis nga dil bii musiba la ci yéen bu ngeen ko jëlee dootul neex ci yéen bu ngeen ko jëlul dootul neex ci yéen parce que bu ngeen yaakaaree ne yéen ñi koy coow nii di ngeen jàpp Ousmane Sonko ngeen toog seen kër yi tranquille patriote dinañ leen traqué ba si seen biir salon yi traqué seen doom yi traqué seen jabar yi ni ngeen traqué jabaru Birame Souleye noonu la patriote di traqué nday seen ngeen baal ma seen doom yi ngeen baal ma
ni ngeen traqué jabaru Birame Souleye noonu la patriote di traqué seen jabar yi ni ngeen di traqué patriote noonu la ñuy traqué seen doom yi parce que Sénégal ñu ñëpp ko bokk du ñu leen may jàmm guérilla ngeen bëgg nañ dugg ci guérilla sàcc ngeen élection yi gagné ñu ne leen gouverner leen ngeen bëgg ñu indil fitna mel ni yéen ay sénégalais d'exception ngeen bëgg a jël góor yàlla def leen ay topp yaakaar ne di ngeen duggati ci kaaw bi fii kenn du fa am jàmm qu'est-ce que vous voulez ñàbb Ousmane Sonko damay gis ay nit toog ci télé bi di jox Ousmane Sonko ay leçons de morale des jeunes comme moom il a pris son courage à deux mains mené le combat amul lu mu ci perte ñoom ñu toog si seen privilège yi toog ci télé yi di ñod di internet di ñàgg di joxe ay leçons y a des gens yoo xam seen mérite yëpp mooy toog ci télé yi ak bëri xam-xam ak nii ak dale patriote yi moom topp leen rek Kéwoulo Babacar Touré bu fekkee tane tey ñun combat wu opinion bi gagné nañ ko mu joué ci lu rëy Babacar Touré Kéwoulo damaa dem Kéwoulo surtout Kéwoulo ba 20 000 abonnements laa fa fekk leeral bii nga xamante ni caapataat yi nga xamante ne ni yàq rek la ñuy def ay Sénégal boo fa ubbee fekk fa patriote yëpp man am na ci yu ma connexion yu bëri dama ko dindi yi ma fàttewul la ma fàtte woon sax dama dellu dem dindi ko 20 000 abonnements laa fa fekk te Babacar Touré il a tout fait pour leeral affaire bi defu ko pour Ousmane Sonko defu ko pour patriote yi mais da ko def parce que c'est un patriote da ko def parce que dafa bëgg dëgg affaire bi xeex la bu kenn xaar kenn waruñu tiit lu tax ñuy tiit ñun ñoo ne ci dëgg ànd ak yàlla lu ñuy tiit ak lu mënti am bu ñu tiit ak lu mënti am ba àddina de àddina ba tey dëgg rek mooy mujj c'est-à-dire il faut que ñu transcender loolu man mënuma comprendre patriote bu Birima di tiital patriote boo xamante nii ñi fi nekk nii tey ça fait 9 ans li ñuy fen naka la mën a tiitalee nit nan nga ngay tiitee Ousmane Sonko nekk këram ça fait 3 semaines ci coow li mu ngi téye Macky Sall di ko xolal di ko defal affaire Macky amul beneen solution bu dul jàpp ko teg ña mu koo jàpp ngay tiit et puis mën na dem jàpp ko ñu ngi fii Sénégal ak ñoom ñoo tiit te ñoom ñoo war a tiit nañu gën a mobiliser wu génn bu jotee dinañ génn bu fi ñorul bu kenn dem ci lenn bu fi kenn bu leen fi c'est-à-dire lan mooy woote xëy na dem leen fii te mu leerale boo demee du sotti di démoraliser ñin ñi may noonu lu ñu wax imagine Dambodj man ni ma ko soxlaa woon ci communication bi lu muy wuti foofu bañ koy jàpp Dambodj télé lañ la soxla ak rajo loolu la yàlla def xëy na man fii lañ ma soxla may live su ma mënee leneen ma def ko parce que combat bi noonu la mel yéen ñi nekk ci kaaw bi bu leen fi am benn pression wala ngay rus wala ngay am lu la métti jàpp ne dafa am ñu nekk fële di xeex yow nga nekk fii yàlla moo dogal nga nekk fii coow li am bul ci am engagement rek doy na bëgg Ousmane Sonko rek doy na métti lu ko soxol rek doy na ñaanal boo mënoo nekk si terrain bi ñaanal mais bul tiit soññal ñi nga mën a soññ mais nañu def nii yéen ñi nekk ci terrain bi bu leen ñu xaar dem leen mën a combat bi parce que yéen a nekk si terrain bi ay kaamaan yi nañu dem Sénégal dem xeex sa loolu du stratégie ñi mën a dem nañu dem ñi mënul dem toog ñi fa nekk xeex y a assez de patriotes au Sénégal pour jàmmarloog Macky Sall nañu mobiliser ñooñu te bu fi kenn tiit bu ko laale ñu xeex ak moom ak lu ci mënti am ñun dañu gagné ba pare Macky Sall yóbbu na Ousmane Sonko 2024 ba pare yóbbu na ko fa ba pare te bu ngeen seetloo bu baax am na ñu ko xam yenn solidarité yi ci Ousmane Sonko am na ñu ko xam parce que man gëm naa ne Macky Sall Ousmane Sonko da ko ëpp bopp ëpp ko xel ëpp ko fit ëpp ko lépp te la yàlla doon wax rek nguur maa koy joxe su ma koy jël dama koy fokkati Macky Sall fi mu gën a yaakaar ne am na doole Macky armée bii mu yaakaar sax wala bëgguñu ko police bi mu yaakaar bëgguñu ko gendarmerie bi mu yaakaar bëgguñu ko Macky kenn bëggu ko yàllaa ko nattoo loolu kenn bëggu ko neexul kenn Macky waa APR sa neexul man bu mu leen pet sa ngeen xëy Marème yenu ay dëbësam dem yoonam dellu Ndar xaw ma Louga waa ji kenn bëggatu ko sénégalais yi doyal nañ ci moom donc ñun patriotes yi dafa am loo xam sénégalais yi ci ñun lañ ko war a gis ba pare ñun ñoo woote ñun ñooy ne ci kanam pour sénégalais yi ñëw fekk si ñu te loolu weesoogul jotagul bu leen këm gëmloo ne coow li jeex na xeex bi jeex na nangam jeex na bu ngeen gisaa Issa liveul foofu lañ toll taxaw di xool Macky Sall du ñoom sàcc nañ seen dënd nañu ko dëgg ñun dañu toog di leen seetaan bu ñu defee ñu war a def nag ñun patriote ñu jóg jiitu sénégalais yi fekk si ñu fa lañ toll.
voilà bëgguma live bi gudd gars yi nañu mobiliser wu ak bu ñu xalaat li ñu am suba nañu xalaat li ñu war a def rek pour défendre le projet défendre Ousmane Sonko loolu rek ci am solo bu kenn jiitu yàlla rek a xam luy am suba Macky Sall sax xamul luy am suba nañu def li ñu war a def lu ñu yàlla jox ñu jël lu ñu yàlla jox ñu jël mais li ñu war a def ku nekk na fexe ba bu luy mënti am suba boo toogee xool sa bopp sa yaram du daw boo toogee xool Ousmane Sonko ak fu muy mënti nekk ci àddina sa yaram du daw ku nekk rek na fexe ba lépp luy mënti am boo toogee même boo nekkul patron nga nekk sénégalais kese di nga xam ne lii di ci àddina fii la ma fekkoon ñii toog naan jamono Serigne Touba bu fi fekkoon ma def lii ñii toog naan jamono yonent bi su ma fekkoon ma jihaad jamono ñii toog naan intellectuel yi ñuy sonal nii naan di ñu jàngal Cheikh Anta Diop di ñu jàngal Mamadou Dia eh bien c'est l'occasion jot na nag tey Ousmane Sonko ci moom la ko yàlla jaaral jot na nag loolu rek mooy contrat bi ñu am ak Ousmane Sonko ku ci nekk man loolu lay xeex ba luy mënti am nga xam ne suba yàlla rek a ko xam Macky xamul ndax dina yeewu suba Ousmane xamul ndax dina yeewu suba mais man naa fexe rek ba man sama conscience ak luy mënti xew bu ma taxawee jàkkaarloog photo Ousmane Sonko wala ma taxaw def introspection sama xel dina dal dinaa xam ne man sénégalais laa dinaa xam ne man Diène laa sant dinaa xam ne man góoru yàlla laa man patriote laa man loolu mooy suma mission loolu moo war a nekk mission keneen maa ngi leen di ziar leen jaajëfal incha allah restons mobilisés jaajëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.